asalaamaaleykum maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission bi ci via internet Sénégal di wax ne maa ngi tudd Mbor Wade nekk délégué du personnel ci Dakar Dem Dikk bokk aussi ci intersyndical bi nga xam ne moom lañ taxawal yàggul di wax nag ne ñëw naa fa ci seen ndigal ñoom donc loolu daal moom. yan syndicat nga fi teewal tey. waaw syndicat yi ma fi teewal tey dama fi teewal syndicat teewal fi ñi nga xam ne mooy liggéeykatu Dakar Dem Dikk parce que yàlla def na ma doon syndicaliste beneen bi ma doon délégué du personnel kon ñaari mbubb laa fi indi bu njëkk bi mooy intersyndical bi SDT la SUT ak UDT mooy ñetti syndicat yooyu nag dañ war a leeral parce que ñetti syndicat yi bu ñu booloo sur les 26 délégués yi nga xam ne ñoo nekk ci Dakar Dem Dikk 20 délégués ñoo représenté ci ñetti syndicats yooyu kon foofu la majorité bi nekk donc loolu aussi dafa baax ci ñu leeral ko donc ñetti syndicats yooyu ñoom ñoo booloo pour ànd liggéeyal travailleurs yi liggéeyal kër gi donc loolu mooy suñu mission. mais justement gis nañ seen directeur def déclaration ci benn site wax ni Dakar Dem Dikk dara amu fa yéen syndicalistes yi génn di wax dafa am ñu nekk seen ginnaaw. mu ne Dakar Dem Dikk récemment payoor yi yokk na ko yéen ay politiciens déguisé ngeen deuxièmement amul benn problème lan ngay wax ci loolu. waaw xam nga moom saa yu génn amee rek dafay daw làqu ci benn day jéem a dévier communication bi jéem ñu canaliser utal ñu benn loo xam ne maanaam moom la ñu sénégalais di xoolee kenn ku ne am nga droit nga bokk fu la neex ci politique mais tey li ñu boole ñun du politique. Dakar Dem Dikk ñun li ñu boole tey du politique moom sax dem na ba wax na sax lu gën a profond loolu waxul sax ni politique dafa ne ay ñu nekk ci APR ñoo nekk ci sunu ginnaaw man nag li ma koy wax mooy na xam ne dafa amal njukkalu njëkk waa APR parce que moom dafa allié ak waa APR pour jàppale Macky Sall kon daf leen war a nawloo ñun nag waa APR nekkuñu sunu ginnaaw mais dañ ne réew mi tey ci loxoy APR lañ ko teg parce que président Macky Sall moom mooy njiitu parti APR kon tey réew mi ci loxoy APR la nekk ñun nag bu ñu demee ba fëgg ay buntu ñu tëjal ñu ko amuñu fu ñu jaar am nañ droit ñu dellu si ay ñu dem ci ay ñoo xam ne tey dañu nekk APR doon ay kilifa ci réew mi parce que réew mi ñun ñëpp ko bokk dem ci ñoom waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy problème mu Dakar Dem Dikk su fekkee nag waxtaan boobu nga xam ne yàlla dogal na ñu am ko ak ñooñu loolu lay wax ne ñooñu ñoo nekk suñu ginnaaw ñooñu nekkuñu suñu ginnaaw parce que ñun ñoo dem fekki ji leen waaye du ñoom ñoo ñu fekki ji donc loolu dañ koy leeral. léegi lan ngay wax ci li mu wax ne Dakar Dem Dikk amul problème d'ailleurs salaire yi yokk nañ ko yéen syndicalistes yi da ngeen di agité nii rek c'est quoi le problème ak yéen ak Moussa Diop. waaw xam nga problème bi aussi buñ koy wax dafa am fu mu tàmbalee li nga xam ne moo tax ñi déggaat ñu ak moom parce que c'est pas la première fois ñu dégg ak moom ñun dafa am loo xam ne dafa xew maanaam Sénégal Dem Dikk dañu xëy en tant que des partenaires sociaux ñu gis ne dafa créer lu ñuy wax jël ay bis pour yóbbu ko moom interconnexion la ko tuddee mais loolu suy am da nga ci war a waxtaan ak ñi nga xam ne tey ñooy say partenaires sociaux benn defu ko bi nga xamee ne defu ko nag ñun ñu poser une question ñu ne tey oto yooyu mu war a jël pour yóbbu ko Fuuta ñi daw fa ay conducteurs dinañ ca dem normalement wala ay receveur wala ay caissier ay contrôleur ay technicien parce que car yooyu doo fu ñu agsi Dakar interconnexion boobu nag dafa am lu ko war a gunge bu fekkee moom da koo naan dafa am lu ko war a gunge mooy lan mooy équipe bi nga xam ne yëpp dañ cee war a dem ñu ne nag ñun yëguñu ko ba jour bi nga xam ne loolu maanaam ci ëllëg si la war a am loolu moo tax ñi génn wax ci loolu moom nag mu jóg ak ay nit yu mu àndal wax ne ñun dañoo bañ waa Fuuta am loolu te loolu amul Sénégal ñun ñëpp ay sénégalais lañ loolu amul ñun li ñu wax dañ ne mu ngi koy lancé te yëguñu xamuñu ñun loolu lañ wax beneen bi problème amul Dakar Dem Dikk loolu waxu caaxaan la Dakar Dem Dikk
du moom moo fi njëkk a yokk salaire ki ñuy wax Salvi na ko yàlla yërëm bi mu fii ne Salvi yokk na 50 000 te Salvi ba muy yokk 50 000 travailleurs yépp la yokkal 50 000. kon moom yokkulul travailleurs moom yokkulul travailleurs yépp 50 000 les TQ ñi nga xam ne ay TQ lañ nga xam ne dañoo souffrir dañoo sonn daw nañ guddi bëccëg suba ak ngoon pour seen salaire mën a changer ñooñu la yokkal 30 000 te biir TQ yooyu nga xam ne ñoom la yokkal 30 000 am na si tey ñoo xam ne boo xoolee lañ leen yokkal matul 30 000 mooy ñan mooy conducteurs yi nga xam ne dañoo nekk dans le réseau urbain bi ngay gis ñooñu bi muy yokk 30 000 conducteurs yooyu TQ lañ mais ñoom seen 30 000 dañu jël 10 000 francs ci 30 000 bi dugal ko ci benn prime boo xam ne prime bi boo defee accident dañ koy dagg bu fekkee da ngaa tooñ bu dee da ngaa juum def accident dañ koy dagg kon ñooñu amuñu 30 000 ñun nag yàgg nañ ci topp surtout man mii di wax ak yàgg nañ ci topp di ko di leen wax pour ñu réparer loolu dindi prime boobu dugal dindi ko 10 000 bañ dugal foofu dugal ko feneen parce que TQ yi corps de métier TQ yi biir Dakar Dem Dikk dafa bëri am na conducteur am na receveur am na technicien am na agent de sécurité am na et cetera donc dafa bëri loolu nag muy wax ne 30 000 ñooñu la yokkal 30 000 bi ci des c'est des promotions mais liggéeykat dafa war a am promotion tey jii nii ñaxa jariñu bi heure bi waroon na fekk ñu def évaluation yi ba avancé nit ñi defuñu ko donc tey jii nii man su ma nekkee ci catégorie TQ yi concours am ma def concours jàll dem agent de maîtrise mais c'est normal sama salaire changé loolu kañ sëñ bi wax dëgg neex yàlla loolu jarul nit ci bàkko jaru ko donc loolu mooy li nga xam ne jot na am ci salaire yi waaw loolu kat foofu loolu laa ciy leeral. léegi justement yéen ban problème ngeen am ak moom. waaw ñun problème bi ñu am ak moom vraiment c'est profond parce que moom loolu lay bañ ko tudd. parce que lan lay bañ ko tudd. li muy bañ ko tudd mooy lu jëm ci wàllu compensation financière yi maanaam at bu jot état du Sénégal dafa am alal joo xam ne daf ko war a jox Dakar Dem Dikk alal jooju nag de 2006 à 2016 xam nga at bu jot dinañ budgétiser dans Assemblée nationale dina am budget boo xam ne da koy voté pour Dakar Dem Dikk bu ko defee budget boobu bu ko voté ci compense yi dafay am luy des loolu di des nag lañ dajale de 2006 à 2016 lu masul am nag man bokkuma benn parti kenn xamuluma politique mais Macky Sall tamit dafa def loo xam ne wax dëgg neex yàlla. mais wax ñu somme bi nu mu toll. waaw fa laa jëm Macky Sall dafa def loo xam ne masu fi am te dañ koy wax parce que croisement de dette bi am c'est la première fois mu am mooy lan mooy alal bi nga xam ne état daf ko doon desal Dakar Dem Dikk mu toll woon ci 24 wala 26 milliards Dakar Dem Dikk tamit amel état bi ñu defee croisement de dette état mu ngi war a jox Dakar Dem Dikk 16 milliards 100 millions su ma juumee léegi 16 milliards 100 millions yooyu état ne Dakar Dem Dikk dinaa la ko fay ci juróomi at waaye at bu ne dinaa la jox 3 milliards 200 millions alors d'ici 2023 mu jeex bor boobu jeex alors moom directeur général mu ne dafa am ay urgence dafa yàkkamti mënul xaar d'ici 2023 mu jël 16 milliards yooyu jaay ko benn banque à 11 milliards perte loo nañu 5 milliards. dafa dem ci banque bi. jaay ko bor bi nga xam ne moom la ko état yoreel 16 milliards banque bi fay ko liquide jox ko liquide 11 milliards kon ñun perte nañ 5 milliards. bien sûr. donc loolu noonu ñi gis ne 11 milliards yooyu depuis mu jot ko c'est entre 2018 2019 mais ci biir loolu ñun dañu am ay problème ay depuis mois de juin dañu am depuis mois de juin 2019 dañu am ay retard de salaire moom nag dégg naa ko ci émission boobu mu def Dakar Actu mu wax ne ku tàmm fay le 29 Dakar Dem Dikk depuis Moussa Diop nekk masul fay le 30 Moussa Diop n'a jamais payé le 30 masul am te dama lay wax ne mois de novembre bi passé travailleurs yi nga xam ne dañu nekk SGBS ñi ngi fayeku le 17 décembre bii dañ fayeku seen salaire
kon loolu nga xam ne moom lay wax ci. mais moom banque bi la indexé. non dama ne du banque bi parce que ñun le 16 ba ñu demee ci banque bi ñun am na ñu wax ñu nekk ci banque bi wax nañ ñu ne man mi di wax ak yow SGBS laa nekk am na ñu wax ne seen virement yi day soog a ñëw mu ngi en position mais mënu leen fayee yëpp mu ngi positionnement yaa ngi nii mais mënu leen fayee il faut ngeen bàyyi ba suba le 17. mais voilà la question mooy pourquoi virement yi di tardé c'est quoi Dakar Dem Dikk dafa am problème mu xaalis wala lan la. mais bien sûr que oui Dakar Dem Dikk bu amuloon problème mu xaalis du ñu am problème salaire Dakar Dem Dikk bu amuloon problème mu xaalis du ñu am problème mu bordereau Dakar Dem Dikk bu amuloon problème mu xaalis du ñu am rupture de ticket Dakar Dem Dikk dafa am problème mu xaalis actuellement pour nga am fa ndox sax ndox biir dépôt Wakaam robinet yi dañoo tëj. c'est grave. mais c'est grave léegi loolu lañ wax ne kenn du ko wax beneen bi mooy tey boo demee ci bâtiment administratif bi nekk biir Dakar Dem Dikk bâtiment bi mu ngi xàppatu ay weñ lañ jël teg ko nii ak ay bant. ñaari bureau yoo xam ne bâtiment yi mu ngi xàppatu ko. léegi milliards yi fu mu ko dugal. loolu nag la ñuy laaj nee na ñun waruñu ko wax waruñu ko laaj moom nee na du ñu rendre compte ñun waxuñu mu rendre ñu compte dama ne Moussa Diop dama bëgg mu xam ne Moussa Diop le directeur général de Dakar Dem Dikk dama bëgg mu xam ne yorul société privée société publique la yor société publique nag ku ko wax mooy loo xam ne état moo ko moom te état mooy askan bi tey ki gën a tuuti ci askan bi am na droit laaj ko suñu xaalis noo ko yoree ak foo ko dugal loolu il faut mu leer il faut moom mu xam ko dama ne Moussa Diop yoruloo société privée société publique la yor te bu ñuy wax public mooy lu askan bi moom te ku yor alalu askan bi dinañ la ko laaj rawatina say partenaires sociaux c'est ça ñun amuñu problème ak Moussa Diop mais dama ne gestion Moussa Diop dañ amal problème dem nañ nag di seet ministre bi suñu ministre tutelle wax ko suñu tawat wax ko suñu problème mu recevoir ñu wax dëgg neex yàlla dégluñu bi mu ñu dégloo mu am lum ñu ñaan nañu dama bëgg ngeen bàyyi génn bi ci rajo yi ak télé yi parce que lii ngeen di def même ku bëggoon investir ci Dakar Dem Dikk bu ko gisee dootul ñeme te ñun nag dañoo bëgg suñu kër wax dëgg bëgg nañ mu weesu fii bi mu ñu waxee loolu ñu ne ko monsieur le ministre ñun de dinañ noppi waaye bu fekkee moom noppi na mu ne moom dina noppi dootoo leen ko dégg dina noppi dinañ wax ak moom ñu mën a régler problème yi. À notre grande surprise jour boobu ñuy wax ak ministre bi génn na 17h ñu teg ci ay fan mu demaat Dakaractu di wax ba di wax ne ñun syndicalistes yi ay fenkat lañ duñu wax dëgg ñun ni mu amee njaboot am ay doom am ay mbokk ñun noonu lañ amee njaboot am ay doom am ay mbokk na respecté nit ñi ku bëggul ku la dépassé bul dépassé nit ñi